yaa ngeen jëf waaye mënati la maa ngi dellu si encore pour jottali sama waxtaanu sànq bi mais doomu ndey nañ jàpp ci mbir mi nañ jàpp ci mbir mi Sénégal réew mu naat la Sénégal réew mu rafet la boo xam ne mun nañ ko defar ci jamono yuñ toll nii waaw te loolu individuellement la balaa muy nekk collectivement oui responsable yi seen bopp ñi nga xam ne ñoom décidé nañ ne ak budget bu ñu leen munti jox du ñu defar dara noonu lañ koy bàyyi jël alalu réew mi dilapider ko dem def ko naka sudul noonu bàyyi population bi ñu nekk ci mettit ci torox tànge waaw loolu war na éveiller suñu conscience situation yi ngeen di dund noonu yëpp c'est structurel waaw c'est structurel dañ ko bind ba noppi imposer leen ngeen di ko dund bu kenn jaaxle bu kenn waaru fii la problème bi nekk gannaaw nag problème bi mu ngi foofu noonu ñu yi jànkoonteeg problème bi nañ jóg faj ko benn yoon mu jeex nañ jóg faj ko benn yoon mu jeex waaye ndaxte su loolu amul day gën a metti day gën a metti day gën a metti doom ndey waaye day gën a metti lu tax kenn musul gis yàlla lu tax kenn musul gis yàlla kenn du gis yàlla pour lan kenn warul gis yàlla waaw loolu privilège la boo xam ne ñu set wecc rek ay gis yàlla waaw ñu set wecc rek ay gis yàlla loolu jafe na man de ñu set wecc yooyu bokkuma ci way ba tax na conscience bi ñu dénk nee nañu jox nañu lépp moom lépp la ñu jox bi mu jëlee xel teg ko suñu bopp bii la ñu jox lépp ndaxte xam nga looloo ñu distingué ak yeneen mala yi nga xam ne ëpp ñu leen dara lu loolu kese waaye seen bakken ni mu amee ni suñu bakken amee valeur noonu la seen bakken amee valeur ci liy dund nga koy gis ak lu mu gën a tuuti loolu même bu la ko diine jàngalul sax sa conscience su bopp war na la jàngal loolu mbóot ak lu mu tuuti bakkenam ak sa bakken benn la garab yi itam dañu amee bakken garab dafa amee bakken suuf dafa soxla garab lu tax parce que day dund xeer si boppam laa lay wax nii day dund xeer day màgg du taxaw waaw voilà góor nañ defar suñu réew nañu bàyyi désordre bi xam nga nañu bàyyi désordre amul njëriñ koy démocratie dëgg la ñun yàgg nañ dund démocratie balaa nasaraan bi di ñëw nasaraan bi kay moom moo xëy découvrir ne démocratie loolu mooy ku nekk am na droit wax mais ñun kooku xam nañ ko ba ñun xam nañ ne suñu société ku nekk am nga droit wax waaw même dag ba sax jox nañ la droit nga wax ñoom tey lañ ko doogu découvrir ñu ne ndeke loolu mooy démocratie mooy lii mais way nous sommes des peuples constitués depuis l'ancienneté donc enfin waaye nu kon ne suma wolof ngeen bal ma wax way ñun xam nañu li nga xam ne mooy maanaam ab penc lu mu daan jëriñ oui donc notion yooyu yëpp suñu culture xam na ko ba pare parce que dafa yàgg ci kaw suuf si dafa xam ne suuf xam na luy dëkkandoo dafa xam ne dëkkandoo boo naree am ci règlement lay tegu yoo xam ne ci respect lay basé wu
oui respect de l'un à l'autre xam nga oui loolu yàgg nañ ko xam balaa nasaraan bi di ñëw léegi bu fekkee nasaraan moo ñu xamal nañu moom day moom bi loolu bon jar na mu ñëw xam nga imposer façon règle bu nekk te loolu du dëgg si moom justification la rek pour mun a justifier présence am foofu oui mais ñoom xam nañ ne ñun société de droit la ñu amoon balaa gars yi di ko violer ñoom xamoon nañu société de loi la ñu amoon balaa ñu koy violer ñoom xamoon nañ loolu lépp xamoon nañ ne ñu ngi woon ak suñu diine waaw ñu ngi doon topp benn ordre ñoom xamoon nañ loolu yëpp oui mais dañu décider ne ñii waaw lii lañ leen war a def dañ leen war a sot dal seen kaw jël seen doole def leen jaam oui livre yi kenn du leen ko jàngal Sénégal le code noir ça veut dire quoi université Cheikh Anta Diop da ngeen di rusloo borom tur wu mag woowu kooku kenn waru ko war jooyee si université Cheikh Anta Diop parce que bi mu demee ba tey ban scientifique de renommée boo xam ne wane na capacité pour doon sax as tuut ci lu mu xam kan ngeen di ko woowee université Cheikh Anta Diop kooku bidonversité la way bidonversité yoo xam ne pagaay moo fa nekk bon te loolu du léegi loolu yàgg na ngeen seetaan Senghor xañ ko pouvoir xam nga interdit parti wom yooyu yëpp mu dund ko mais boobu jamono yooyu suñu mbokk yi comprendre ñu woon parce que lépp nasaraan bee ko doon def dégguñu woon làkku nasaraan bi kenn mënu leen blâmer waaye ñoom dañu gëmoon ne tubaab du fen tubaab du def lu ñaaw tubaab du yàq tubaab du féewale gis nga yu ñaaw yooyu yëpp tubaab def na ko nit ku ñuul loo mun a xalaat mu ñaaw tubaab def na ko nit ku ñuul pour am doole bi mu féetewoo tey ñun lakum diinukum wala diin warul suñu diggante ñun fileeg defaruñu suñu réew ak suñu xeet ba pare ñu doog a wax lakum diinukum wala diin waaye fii ordre la ñu war a teg boo xam ne dañuy respecter suñu xeet ñëpp adduna bi yëpp xàmmee ñu ne way ñii les noirs jëlaat nañu seen place ba pare ba loolu nekk ba pare ñu teral suñu yaay booy teral suñuy mbokk way fépp fu àdduna mun a toll suñuy mbokk yi mën faa dem ak nu mu leen neexee ak disposition ak respect ba loolu nekk ba pare après ñu doog ne way ku nekk mun nga dem topp lu la neex waaye tubaab bi pour mu amee yëfam noonu la defa ku foowee affaire boobu dañ lay fusiller way donc réew bu fekkee da nga bëgg sa askan toll ci yenn anam yi toll ci yenn niveau yi ba foofu la lay jaral te xolo boo ko amul la nga ko war a jéem ba keroog bi muy ne te bu la wóoree ne du nekk yow sa bakkan bu fekkee yaa ngi fi rek yaa ngi dund nga préparer génération buy ñëw pour ñu gëm loolu topp loolu war a jëfee loolu voilà mais pour lan ñuy def leneen lu dul loolu pour lan ñuy def leneen lu dul loolu nañ teg dëgg mu daw benn yoon pour suñu njëriñu doom ñu dañu doon gëmloo ay fausse future xam nga l'an 2000 sera xawma atum naataange la xam nga yooyu yëpp woy nañu ko fii bi ñuy gonee fekk ñu si suñuy l'école yooyu ñuy jàng noonu di ñu wax leneen lu dul loolu woy ñu ñëw di ñu indil foofu magie xam nga grand Pacheco xam nga grand magicien xam nga yooyu yëpp ñu indil ñu ko donc te demeewu fa noonu lan moo am Dakaaru Njaay dégradation
foo dem plateau bi yëpp yàqu na waaye plateau bi yëpp yàqu na foo dem mbalit même digg place de l'indépendance ay mbalit nga fay fekk waaw na tudd noonu sax place de l'indépendance nit ñi sànni fa mbalit xam ne du dëgg indépendance bi du dëgg hey Mamadou Dia lu tax ngeen tëj ko ki doon taxaw pour fédération nekk waaye le Haut-Soudan kan moo ko yàq daf ñuy tàccu tubaab bi ne tubaab bi lu muy def baax na kan moo tax Mauritanie nekk Mauritanie moitié Mauritanie Sénégal moo ko moomoon xam nga ay loolu yëpp waroon tudd Soudan ñu def suñu fédération ak Mali gars yi dem yàq fédération bi jël Modibo Keïta dem rey ko ay loolu moo indi désolation loolu mooy fond problème bi te lii duñ nangu nga jàng ko Sénégal lii foog nga génn Sénégal te ci ay circuit yu restreint nga koy xamee nii te pourtant pas yi dund histoire boobu ñoom ñu ci bëri ñu ngi dund way am na ñu ci dund ba tey yaay ci kattanu baram bi te kenn du jël seen mémoire dañ leen di bàyyi noonu mu dem loolu nation mënu lu ñu fondé nation si loolu moo tax si ama tey bi am waaye xam nga dafa doon sa problème kii ñëw di dawal taxi xam nga gis benn scooter vélo di ñëw xam nga à sens inverse xam nga di faufiler entre les voitures wóor na ne kii mu ngi risqué lu bari nga ne ko gaañ fais attention mu ne la gaañ yow lan moo si sa problème xoolal wax yu ñàkk a teggi yooyu non yaa ngi sauvé nit yaa ngi koy wax luy wér gu yaramam yaa ngi koy wax lu koy sauvé mu xoolal non gars yi découragement bi bu leen découragé doom day bu leen découragé soo leen découragé rek réew mi day yàqu bu leen découragé jàpp leen liggéeykat yi liggéey leen te bu leen découragé xewal dina leen fekk seen liggéey mais na affaire yi rafet liggéey leen te bu leen gaañ kenn liggéey leen te xoolal bu leen tilimal fenn li ci sa biti def ko sa biir kër nga xool ndax mën naa ne soo defee loolu ba pare après nga jël conscience boobu xam noo war a liggéeyee bu mbir yi setee yow mii liggéeykat bi si boppam yow yaay njëkk a gis njëriñ bi parce que da ngay ñemee jege affaire bi noonu la fa war a demee set dañ xoolal lépp war a set lépp dafa war a set lépp dafa war a set te duma kenn di jàngal sénégalais lan mooy set ñëpp xam set ku juddu xam nga lan mooy set est-ce que xam ngeen ne rakku Firawun moom set la tuddoon xamoon ngeen loolu Firawun bu mag bi tax ñuy wax bi Firawun bi ay nitam defoon yàlla bu mag a mag bi laa wax de xam ngeen turam dëggantaan naka la Siré bi ñuy wax nii tey jabaram xamoon ngeen nu mu tudd Sira lan mooy loolu waaw set bi ngeen di dégg noonu mooy seen rakk te am na ñeneen rakk waaw ñeenteelu rakk juróomeelu rakk bi xam nga nu mu tudd nëbb fa lu tax ñuy nëbb suñu histoire parce que bëgguñ ñu xam dëgg bëgguñ ñu yeewu dañoo bëgg ñu nekk fii nga xam ne foofu lañ ñu dugal rek xam nga
indil ñu musique indil ñu ay football xam nga loo xam ne bon suñu xel du dem si toog pour analyser li nga xam ne bon bon déjà diagnostiqué ko aussi ñu bëri def nañ ko passivement mais activement la affaire yi war a nekk voilà toog administrer loolu hein? Les administrateurs du Sénégal là hein? Le gouverneur nangam ñoom ñëpp c'est des criminels oui c'est des criminels oui parce que dëkk bi su amee autorité yi commencé ko sur le sous-préfet le préfet dem ci kaw ak yéeg échelon bi ci kaw ah ñoom ñëpp c'est des coupables oui dañ leen war a accuser haute trahison juger leen si loolu ba pare oui parce que doo nangu sa nation ñu soumettre ko ci conditions yi nga bañ a révéler dëgg kenn du senn si ñoom ñëppay ne miig pour lan loolu loolu fan la musa am si ñoom kese te ku indi loolu nasaraan bi la ñu gën a ragal que seeni propre mbokk kon léegi nasaraan bi daf leen di exploiter les seen mbokk ñoom ñuy def loolu voilà les choses non dites oui bu leen nëxal conscience nit ñi ak ay programme yoo xam ne amul solo ak ay sujets yoo xam ne xoolal way bon quelques programme ñoom ñoo am solo yoo xam ne bon foofu di nga fa jëlee dara di nga xam nga participer xam nga discuter si xam nga waaye mais ana ñeen lan la ñuy gën a fësal musique wax ci ay waxu caaxaan xam nga ah te boo jógee sa doom mu ngi nii dàll boobu mu war a sol sax ah loolu war a nekk sa préoccupation futuram subawam ëllëgam parce que du am 2 ans ba 50 ans non du am 2 ans ba 50 ans amatoo temps oui il faut que nga def sacrifice parce que c'est responsabilité la oui mais boo gisee lii yëpp mënu leen ko solutionner bon du si yéen parce que da ngeen ragal 100 mètres da ngeen ragal fetal da ngeen ragal seen deret tuuru bon yooyu da ngeen bañ problème quoi ah seytaane comme xam na ne problème ngay bañ si la lay xoj waaye fii léegi yaa ngi koy may mu xoj la noonu ah kooku si yow la rek kooku si yow lay dépendre rek nga continuer ko mu nga may ko mu lay def loolu noonu rek mais d'autres raisons xam nga ñu ne xamuñu woon léegi xam nañ naka la ñuy def lan mooy xam nañ naka la ñuy def yow koy xam naa yow war nga xam li nga war a def waaye kooku conscience individuelle la man de xam naa nga dem uti keneen ku xam nga ngeen bokk ànd nekk xam est-ce que xam na teg serment waat ne ku trahir dañ lay considérer haute trahison te noonu lañ lay juger loolu nekk condition yi ba pare yooyu nekk condition yu leer ngeen jurer loolu ba pare ku trahir noonu la fay demee waaw après ngeen doog a jublu ci leneen waaw nga xam ne kooku fraternité ngeen di tabax seen entre seen biir kenn du trahir ngeen formé junju seen ñi leen niru seen niruwaaye ci loolu ñu def ko benn ordre bu taxaw bañ Sénégal cat ba cat bu loolu amee balaa ñuy yegg ci président yi ñoom xam nañ ne foofu la ñuy mujj ñoom xola après dañuy mel ni weñ boo xam ne xola da ngay nit ñi ñu naaw voilà mais du affaire boo xam ne secteur day ay secteur la non du clan du secteur du dara oui affaire bi nationalité la même bu fekkee c'est une xam nga fausse nationalité à la base oui nañu wax loolu nañu admettre loolu Sénégal conquérirul indépendance am comme ni ko defee ay Guinée-Bissau wala nangam Guinée Conakry non tubaab yee ko bind ci kayit bon convention entre ñoom ñu jox ko bon loolu moo ñu lié ak France mais est-ce que c'est à notre intérêt il faut que tamit ñu xool loolu waaye les Sénégalais ont le droit de questionner ce point-là xam nga
xam nga et c'est notre devoir et notre privilège aussi donc affaire yaa ngi noonu voilà affaire yaa ngi noonu bu ñu deful benn say yi ñun ñëpp laa lay wax nii ah yuuxandoo jàngoro bi nga xam ne moo ne si ñun ah waaye naka lañ koy mën a faje kii yuuxu fii dem ne kii yuuxu fee dem ne musique sax doo ko joué noonu musique sax laa lay wax nii benn ensemble la aha musique bi ngeen di karang-rang noonu xam ngeen ne teg ngoon ko ci yoon voilà live bi noonu la war a demee cohésion sociale bi noonu la fa war a demee nga xam ne waaye bu problème amee rek bu gars yi xamee ne daf leen di affecté bu majorité bi taxaw booy xoolal lépp lay mëdd fii donc ñii gënuñ ñu quoi ñii gënuñ ñu mais ñun ñoo fàtte suñu bopp parce que dañu dugal ci benn trauma boo xam ne xoolal oui dañ dem ba yaakaar ne c'est normal dañ dem ba yaakaar ne affaire bi c'est normal oui te dund façon boobu noonu normal loolu doom day normal demal sumbe jun fi nga xam ne prestige la war a doon ana ragaat yi fa suñu bàyyi yi daan def ana ragaat ñooñu ragaatkat yooyu noonu ana suñu culture bi nga xam ne moo fa newoon culture lébu bi nga xam ne moom lañ fa bàyyoon bi ñuy door ana mu yëpp def nañ ko commerce tilimal dem nappi jën jaay est-ce que loolu mooy lébu dem jën napp jën jaay loolu moom mooy lébu parce que kan moo ñu gëmloo affaire yooyu kan moo dugal science yooyu suñu bopp voilà nañ continuer nañu wormaal suñu culture bi ñu fi suñu maam bàyyi kooku valeur la si ñun yàlla sàkkewu ñu def ñu beneen xeet ay nit ñu ñuul kukk lañ ñu def yoo xam ne jël ay làkk yoo xam ne wute naag seeni làkk te ñoo leen fi jiitu tuutil sa bopp nag weesuwul nga jël sa bopp xam nga tëdd ba ci suuf jël tànku beneen xeet teg ko sa kaw bopp loolu mooy yow waaye kooku nangul nga ko voilà kooku moom mooy sa kayit quoi kooku moom mooy sa voilà ay waaye doom day lépp mun naa baax ci kaw manko te ci nu mu gën a gaawee buñ tegee sérieux oui Pape Abdoulaye Wade légende la légende oui nañ ko def légende parce que nit boo demee ba am 91 ans est-ce que comprendre nga am na yoo xam ne yow dootoo fa ne sa physique dootu la permettre nga nekk foofu nan da nga war a nekk ci direction boo xam ne dafa soxla énergie Sénégal dem leen ngeen jël benn béykat boo xam ne du làkk français mu nekk président ngeen xool oui oui parce que gis nañu ñi fiy jaay affaire de intellectuel nii yëpp l'intellectualité ana élite boobu ana élite cadre yi nga xam ne moom la ñu yore France war na la soxlawul ñooñu oui parce que kenn mënu fi def loo xam ne c'est tangible depuis ñaata at bi ñu amee indépendance ak léegi ça fait combien d'années 60 ans xaw ma na nga ban effigie lañ fa def place de l'Obélisque kan moo tabax lu obélisque bi te bu ngeen xamee tur secret obélisque da ngeen di waar waxuma ñuy naan symbole franc-maçon la ñoo nangam waxeewuma foofu ñoom ñoo ko jël utiliser ko def ko symbole maçonnique mais affaire bi xam ngeen ne fa ci am xam lu jóge oui bu fekkee nag wëlbati nañ mbir yi ñu daal di dugal ñu ci maanaam ci pax bi ñu nekk nii mais il
foog ñu nañ la ñu génnee ci pax mi. bu fekkee amuñu escalier sax woy nañu yëgante kenn ci kaw kenn ci kaw kenn ak lu pax bi sori xam nga ñu jéem ko, mais pas ñoo xam ne dañuy maintenir ci pax bi, parce que ñun ci jant ji la ñu war a dund, ay nit lañu yoo xam ne looloo tax yàlla sàkk ñu pour ñu xoolal mën a résister jant bi. oui du ñu ay nitu lëndëm, ay nitu leer lañu. lu metti weesuwul nga gis yeneen xeet yi di jëriñoo sa kaw xeet nga taxaw ne yow góor nga te affaire bi affecté loolu, et puis nga ànd ak ñoom ci loolu di leen liggéeyal loolu, am lu gën a metti loolu. yow yaakaar nga ne Sénégalais yi bu ñu yëgoon lii noonu la fa demee dinañ la bàyyi yow nga dund benn minute yow yéen ñii empêché peuple bi nekk dara. moo tax référendum national la ñu war a indi, référendum national bi rien que rek pour Sénégalais yi mën a lire dans l'ensemble collectivement la constitution du Sénégal, charte suñu constitution ñu lire ko ñun ñëpp ensemble. xam nga kooku moom mooy première phase. ñu defaat beneen référendum boo xam ne pour la compréhension de ce même livre là, muy ñaari constitution ñaari référendum national yi ñu war a def, limoger député yi nga xam ne dissoudre parlement bi complètement. oui donc loolu pour mu nekk il faut que ngeen mànkoo, yéen ñi dund foofu noonu di gis lépp. way bëtu kii war naa doon suñu bët ñun ñëpp, nopp kii war naa doon suñu nopp ñun ñëpp, laminu kii war naa doon suñu lamin ñun ñëpp, loxo kii war naa doon suñuy loxo ñun ñëpp, tànk kii war naa doon suñuy tànk ñun ñëpp, bakkenu kii war naa doon suñu bakken ñun ñëpp. filig dund ñu yooyu, filig dund ñu yooyu dañuy sonn, xam nga, te dañuy am lu ñu metti bis bu ne, dañuy gis lu ñu metti. way ku si tëj sa bët def naka su dul noonu yaa ngi nax sa bopp, te yaa ngi tardel ñi nga xam ne ndaw mi nga xam ne ñoom après dañoo war a màgg, ñu warutuñu leen expliquer, waratuñ leen woy ne yàlla baax na jàppal defal ni sa bàyyi def rek après mooy loolu, non waratul demee noonu. ñu wax ci dog jàng leen borom xam-xam yi, waxuma religion, man science la wax, science mooy yóbbu adduna bi, science mooy yóbbu adduna bi. œuvre Cheikh Anta Diop képp ku dugg université war nga ko xam, war nga def thèse doctorat si moom, way pour mun a jëriñ suñu xeet. lu mooy loolu université boobu nañu ko jox beneen tur, mais warul yore turu Cheikh Anta Diop. noonu la fa war demee. bu fekkee ne ñun respecté nañu suñu xeet, bu fekkee ne ñun bëgg nañu dem kanam, bu fekkee ne bëggaat nañu jël suñu place maam ya njëkk ya woon ñu nekkoon fa ca am xam, gouverner woon adduna bi yëpp, ñu jëlaat esprit boobu defar suñu réew. oui ndaxte lépp lu ñuy def lañ ko jëlee, ñun foofu suñu origine, suñu làkk bi ñuy làkk sax fa la juddoo suñu coutume suñu culture yëpp foofu la jógee. mais ana kan moo ñuy nëbb loolu?
dog waxtaan bi ba si kanam tuuti waaye ba fan yi rek quoi parce que bon lundi bi foog ñu dem job yi nangam def affaire yooyu xam nga bon bu ma wàccee suma amee temps ñu waxtaan tamit jaay jëpp waaye gërëm naa leen